Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. asalaamaaleykum mbokku yuy seetaan Leral TV ci suñu plateforme Leral.net ñoo ngi nuyu waa àdduna ku nekk ci fuseau horaire bi nga ne tey nag ñuy dalal Ma Awa Diouf moom moo jiite cellule communication bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak moom la ñuy fas yéene waxtaan ak moom ci fan yi gis nañu président de la République joxe benn interview ci France 24 waaye tam dinañ ci profité waxtaan ak moom ci actualité économique politique nationale sëñ Diouf Leral.net mi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen gërëm ci invitation bi di leen sant lu bëri ci jotaay bi ngeen créé ngir ñu waxtaan ak seen internautes yi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan fu ne ci àddina bi. président Macky Sall gis nañ ni lu muy wax barewul ñoo ngi gis fan yi nag bu mu demee Tugal mi ngi accordé benn interview France 24. wax na fa mais su lu ñu gis dafa mel ne dafa teg tuuma Amnesty International du moins Amnesty ñu koy représenté fii ci Sénégal. vraiment mu mel na ku leen caricaturé lu tubaab di wax caricaturé def leen nga xam ne ay politiciens déguisés lañ. loolu est-ce que président war na àgg foofu par rapport ak suñu xamee ni Amnesty International combat ay droits de l'homme la yàgg mëne te lu yàgg la loolu est-ce que xawul ñagas comme déclaration au chef d'État. jërëjëf Serigne Massène ci laaj bi. président de la République dañuy rafetlu taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko fële ca Tugal ca Paris ci ndaje bu mag boobu nga xam ne moom lañu fa tëraloon te njiitu réew yi gën a màgg ci àddina bi daje woon fa yaa xam njiitu réewu Amérique la wala njiitu réewu France wala yeneen bëri nañ sax foog naa lu toll ci 80 pays daje woon nañ fa ngir ñaari yëf sàbbal li nga xam ne mooy jàmm ci àddina bi. waaye tamit saluer li nga xam ne moo doon guerre 14-18 bi amoon te amoon ñu bëri ñu ci ñàkkoon seen bakkan ñu taxaw fa nag ñoom ñëpp ku nekk wax sa bëgg-bëgg ak sa yéene fexe ba nga xam ne àddina bi jàmm dafa am ci loolu nag mel ni def na benn interview bu am solo boo xam ne waxtaan na ci réew mi waaye waxtaan ni tamit ci lépp lu jëm ci àddina bi mu boole ci woote pour que mbootaayu xeet yi ak ñëpp ñu ne ci réewu àddina bi nañu taxawoo Syrie ñu taxawu ko Mali bi nga xam ne am na ñu fa nekk di ay ñoo xam ne daal ñu ngi fay def ay musiba ak ay safaan di ko def ci turu diine te rafetluwu ko. ci interview tam dégg nañ muy wax ci mbirum Karim Wade temps yi gis nañ PDS ñoo ngi commencé annoncé ni Karim Wade yàggutul mu ñibbi ci Sénégal. waaye gis nañ ci biir waxu président de la République yi ba mu waxee grâce bi ci mbirum détention bi. waaye tam wax na ni maanaam am na ay recouvrement yenn xaalis yu mu war fay yi nga xam ne bokkul ci grâce bi loolu est-ce que melul ni dañu la wax ni Karim di nga ñëw mais soo ñëwee tamit lii mi ngi ci sa ndodd loolu est-ce que du genre menace pour mu bañ a ñëw. waaw li ñuy njëkk natt tey leeral askan wi mooy ki nga xam ne newoon na dafa nekk ci ab kaso bitim réew xanaa war na wax nit ñi ki ko tijji ndax koo xam ne yaa téye sa bopp bitim réew di noos sab noos juróomi at ba mu neex la nga toog fa naan dañ ma tëj bitim réew tey nga jóguleet ne maa ngi ñëw kon nag leer na ci bëtu nit ñi ne kenn mësu ko téye fenn fa mu ne moo fa téye woon boppam waaye dañoo mus di fax ñépp ne Karim Wade koo xam ne la yoon da ko daan na ko teg ci moom alamaan bu toll ci téeméeri milliards ak lu topp téeméer ak fanweeri milliards ak lu topp ci minimum foog naa sax am na lu ko ëpp mu war ko delloo nguuru Sénégal te moom ci boppam anam bi mu yore woon réew mi mu doon anam boo xam ne bu ñaaw la li ci ëpp aéroport Blaise Diagne bi nga xam ne mooy aéroport bi sénégalais yi di ndamoo mu doonoon xel mu rafet bu Ablaye Wade waaye nañ ko taxawee doonoon taxawaay boo xam ne lii yitteloon nit ñi du woon mu rafet ku nekk am ci l'intérêt général mu doon aéroport bu ñu gaaw a tabax mu gaaw pare waaye dañ ko defoon loo xam ne pour luubal xaalis la di ci signé ay contrat yoo xam ne kenn mënu la wax nu mu tëddee bi ko gën a mandargaal mooy société bi nga xam ne moom lañ dénkoon aéroport bi mu war ko organiser di ko exploiter comme société LAS bi fi nekk
nga xam ne benn pàcc bi ci société bi Turquie ñoo koy gérer à 66%, beneen bi à 34% sénégalais yi di ko gérer état du Sénégal dans le cadre d'un contrat de concession clair et transparent ba nga xam ne moom la fi Karim Wade di nekk kenn mënu la wax société boobu kan moo ko moomoon ak 90% ki ko moomoon dëkkuloon sax Sénégal île Vierge la dëkkoon. loolu mooy li ko gën a mandargal mais def na fi yeneen yoo xam ne moo gën a ñaaw ci yorinu réew mi li ci des nag Sénégal comme niñ ko mus di waxee kenn terewu ko ñëw Sénégal mun na fi ñëw waaye Sénégal réewu démocratie la boo xam ne institution yëppam mi ngi dox te it dagguñu yoonu Sénégal ak institution Sénégal pour jëmi benn nit pour intérêt général sénégalais yëpp moo tax ñu tabax Sénégal tàggat ko jox ko moom ay institution yu tëddee ni ñu tëddee moo loolu daal moo doon wax ji waaye ñun sunu programme ak sunu ambition ak sunu vision du changer du yëngu dinañ yeggali sunu parrainage niñ ko xalaate ci njiitu président coalition bi ak leader coalition bi yëpp ak la coalition élargie bien sûr poursuivre parrainage bi continuer convaincre sénégalais yi ci li nga xam ne mooy politique publique yi fi jot a def yaa xam PUDC la yaa xam bourse de sécurité familiale yi ñuy rof loxo ñi néew doole ci réew mi yaa xam retraite yi nga xam ne dañ ko revaloriser yaa xam électricité bi nga xam ne xuy xamaj gi jeex na ci réew mi ñu ngi construire ay plaques solaires ba pare même di xool li nga xam ne moom lañ koy gën a diversifier ak centrale Taïba Ndiaye bi ñu nar a tabax bi war a pare ci diir bu gàtt infrastructure yi naka noonu xam naa ne su ñëwee suy siyaari sëñ Mountakha Touba autoroute Ila Touba lay jaar su ko defee dina xam ne na mu yore woon mbir mi ak na mu doon defee mbir yi ak ñun niñ koy defee du benn loolu mooy li nga xam ne mooy jàngat bi li ci des mooy politiciens yi bu ñu nax seen bopp Sénégal kenn mënu ko taal kenn mënu ko yëngal kenn mënu ko xejamal surtout su dee da nga ko bëgg a def ci loo xam ne du dëgg. mais PDS moom mi ngi wax ni Karim Wade day doon candidat ci présidentielle bi loolu tamit politiquement ban réponse ngeen koy amal. waaw loolu xam nga mooy li ma la wax ne rek yoonu Sénégal dagguñu ko pour benn nit nous sommes 15 millions li nga xam ne mooy yoon ci moom moo nekk yoon ci man nekk yoon ci yow nekk yoon ci keneen nañ dawal yoon rek kay loolu moom jarul wax ju bëri xam nga loo xam ne ku ci nekk xam nga li ci yoon wax su ñëwee nañ appliquer yoon rek ñi nga xam ne ñooy spécialistes yi ci wàllu droit dinañ ci wax mais li leer mooy ci sama xel mu gàtt ki nga xam ne dañ la condamné daan la lu toll noonu war nga tal foo setale sa der war nga tal foo tuube ci kanamu sénégalais yi ci yorin ba nga yoroon réew mi plutôt que da naan da nga bëgg a doon candidat à la présidence de la république ci seen réew ñoo xam ne ba nga leen ne jox leen ma mairie dañu bañ nga ànd ak sa baay làqu ci ginnaawam laaj leen nguur ñu bañ ñu daan la ci yoonu réew ma ak askan wa ne daan nañ la pour nga rembourser leen xaalis bi nga leen war nga tal leneen lu dul ñëw di jàkkaarloog ñoom naan leen da nga bëgg ñu joxaat la nguur gi ku nekk nag Sénégal am nga sañ-sañu def li la neex waaye war nañ fàttaliku ne Sénégal du réewu caaxaan réew bu mag la avec des citoyens d'une grande maturité et très responsable xam nañ nan la ñuy defee le discernement entre li dëgg ak li nga xam ne ay caaxaan la te yaakaar naa ne débat boobule bokk na ci li nga xam ne caaxaan la ñun loolu yëpp yëngaluñu xalaatuñu ko ci li ñu nekk mooy wax ak askanu Sénégal ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu fi def ci diir bu gàtt ak ambition bi ñu ci am pour continuer ko c'est ça la vérité xam nga dafa am des réalisations yoo xam ne c'est des réalisations révolutionnaires Ila Touba bokk na ci mais pont wu Farafenni bi ñuy jëm tam bokk na ci benn révolution boo xam ne dina bokk ci paradigme infrastructurel u réew mi on appelle les Sénégalais à se mobiliser ci loolu parce que loolu mooy fula nan la ñuy def ba nga xam ne bourse de sécurité familiale yi ñu gën koo yaatal dans le sens où ñi gën a néew doole ci ñun dañ leen war di jàppale dañ leen war di roof loxo daawuñ ko def ñu tàmbale ko jamais ci Sénégal am na njiitu réew bu amee ni yërmande ci njaboot ak famille parce que le président de la République yërmandeem ci askan wi ak famille yi ak néew ji doole ji moo tax mu teg programme yu demee nii ñu fexe ñi nga xam ne dinañ ko gën a xarañal gën a fexe ba nga xam ne ñi néew ji doole duñ leen fàtte ci yoon wi loolu mooy sunu gis-gis ci Sénégal mais nekkul rek ay waxu nasaxandak yi nga xam ne ku nekk da ngay jóg yaakaar ne sa juddu ak sa tur doy na
pour rek sénégalais yi jël seen destin ak seeni avenir yi doom ak seen njaboot teg ko ci sa loxo Sénégal sut na loolu tey. absolument Sénégal dañ ko doon bàkk ndax démocratie am gis nañ 2000 nu mu demee élection yi ba ñu ñëw ba fii mais am na ñu jàpp tamit ñi waxuñu sax mbirum Karim Wade waaye Khalifa Sall maire de Dakar ba nga xam ni moom dafa entré woon en dissidence si biir parti bu mu ne moom ñoom Barthélémy Diaz ñoom ñaar ñëpp sax tëjoon nañ leen te Ousmane Tanor Dieng nekk tamit Benno Bokk Yaakaar di président au conseil des collectivités territoriales ACCT est-ce que loolu tamit tëj bu ñu tëj Khalifa Sall même bien que ñoo ngi wax ay séparation de pouvoir est-ce que loolu tam xajamalul quelque part démocratie sénégalaise bu Macky Sall hérité si ñu ko jiitu ñi. waaw xam nga loolu ñuy wax yépp dafa ci bëri loo xam ne dañ dul seet bu baax fiñ ko teg kii doonoon fi meeru Dakar li tax ñu téye ko yoon téye ko daf ko wax yoon nee na dafa jël ay fausse facture justifié ci njëndum ceeb ak dugub fañ ne fa lañ denc dugub ba ka koy denc ne musta gis dugub bi ka nga xam ne moom lañ ne moo jënd dugub ba ne moom aram musu ko gis ndax moom jaaykatu café Touba la xamul dara ci GIE boobu ñuy wax moom ki nga xam ne moo ko def ci boppam ne waaw man maa ko def waaye dama fa woon ne am naa sañ-sañu def ko ndax am na ñu ma fi jiitu ñu ko doon def waaye nag rikwaay njëkk a def bàkkaar ak mujjee def bàkkaar teewul bàkkaar doon bàkkaar wax ci du loolu liñ koy teg ci moom ci tuma gi looloo tax ñu téye ko loolu jotewul dara ak régime ndax loolu loo xam ne la li ci yoon préparé ak li ci yoon bind ci détournement de deniers publics ak surtout faux usage de faux ak faux en écriture loolu yoon lim ci wax moom lañ appliqué mu jeex donc li ci des nag wax dëgg yàlla wax ju bëri la rek waaye seen proposition pour réew mi moom lañ gisagul de façon claire li ci nekk yëpp mooy ku ci nekk yaa ngi taxaw di wax ju bëri di indi ay justification mais amagul proposition bu leer waaye nag démocratie Sénégal moom arrièreul démocratie Sénégal renforcé nañ ko te parrainage bi bokk na ci li nga xam ne day consolider li nga xam ne mooy démocratie sénégalaise ndax aussi dañu war a atteindre niveau boo xam ne ci démocratie du ku jóg rek yëkkati sab kàddu daal di ne dama bëgg a laaj candidature présidence de la République ci Sénégal suñu demee dañ dem ba yàgg kon dootuñu mus a am li nga xam ne mooy élection bu normal ba tax na ba ñu laajee sénégalais yi seen bopp sénégalais yi ñoo validé le parrainage à travers les institutions représentatives et donc suñu demee ba di ko doxal tey ñi nga xam ne seeni parrainage matul seen waa koñ sax ak seen waa kër mënuñu ko dajale taxaw ne dañuy dajale askan wi di dajale ñi nga xam ne amuñu parrain yépp ak fekk ñi nga xam ne ñu ngi wut parrain te motleegul ne dañ leen di dugal ci naka su dul noonu dañuy caaxaan am na ñuy fooy réew mi nekk ci biir multinationales yi di lijjanti seen bopp di régler seen yëfu bopp taluñu askan wi amuñ benn proposition pour le Sénégal seen bopp rek lañ fi nekkal di ko wéy ci turu Sénégal loolu moo war a dakk ku fi nekkal askan wi ak réew mi daf la war a wóolu war la mun a jox parrainage waaye rek waaye ku dem uti parrain amoo parrain lii ngor ak dignité ak responsabilité mooy nga dem toog dem dend ak ña nga xam ne ñoom nga àndaloon ngeen seetaan fa ngeen mën a jàpp ci liggéey bi ngeen jàpp ci liggéey bi waaye gannaaw man daal joxuñ ma parrainage réew mi du dox gannaaw man aw ma parrain réew mi dina tàkk ba seet ndax réew mi yow dañ la ko dénkoon wala da nga ko doon sénégalais yi ñu ngi seetaan te li ñuy déglu surtout mooy ñi am proposition ci lu améliorer seen condition de vie ñi am proposition ci améliorer seen dundin waaye ñi toog ci télé yi ak rajo yi di yuuxu naan dañuy créer fitna ci réew mi il faut que ñu xam ne Sénégal changé na Sénégal am na beneen maturité démocratique boo xam ne kenn du ko fooye. justement Macky Sall bu muy ñëw programme yoonu yokkute la waxoon wax na tamit gestion sobre et vertueuse waaye gis nañu ñu topp Karim Wade gis na tamit reddition des comptes ñu topp maire de Dakar Khalifa Sall ba caabi fayte ko ginnaaw mais yenn personnalité politique yu mel ne Ousmane Sonko ya nga xam ne duut nañ baaraam ci pétrole bi ci yenn détournement yi di accuser nommément yenn pontu pouvoir bi
loolu tamit am na ñu jàpp ni dafa mel ne kumba am ndey kumba amul ndey ñenn ñi ci coalition Benno Bokk Yaakaar wala des politiques yu nekk ci APR yu ñu accusé de détournement. ñooñu ñan lañ kenn ku mel ne Mamour Diallo gis nañu Ousmane Sonko accusé ko nommément wax sax ni 94 milliards la benn détournement ba nga xam ni moom si la ne. waaw loolu Ousmane Sonko di wax ci Mamour Diallo. Mamadou Diallo ci boppam mun na teggi boppam tuuma bi waaye dama seetlu rek lenn fi mu toll nii Mamadou Diallo pexe bi mu am te waxuma ceeg moom nag waaye pexe bi mu am mooy dem porter ko plainte su ko porter plainte ñu woo Sonko tribunal loolu la bëgg duñ ko def il veut faire le buzz duñ ko def waaye lii responsabilité su dee koo xam ne la ku am cër ci boppam la ak ci kàddoom ni mu koy wooyee mais na jël document yi génne ko dem porter plainte ñu xam li muy wax lan la loolu la war a def di waaye toog te sa làmmiñ nekk ci télé ak rajo yi ku la xool koo xool ba mu neex la ne ko da ngaa sàcc xaalis parce que xam nga ne yoon su waree dox su dee ci ñun lay jóge ñu war la porter plainte parce que li ci des jógewul ci ñun su ñun lay jóge ñu war la porter plainte il faudra forcément que tu ailles au tribunal nga war a nag victimiser sa bopp ne xool leen ñu ngi may neewal doole parce que gis nga état soo amee ambition bu ko téye da ngay responsable ci sa discours da ngay responsable ci sa taxawaay Mediapart du toog mukk jóg taxaw naan damay accuser diw wala un homme politique dans des démocraties sérieuses surtout dans la partie de l'opposition chez nous du ñu tëb rek taxaw di accuser nit comme ça da ngay am des faits nga dem déposer ko fa nga ko war a déposer et tu as des médias ouverts tu as la justice nga dem procureur porter fa plainte moo tax caaxaan baaxul il faut qu'on en arrive à un discours politique beaucoup plus sérieux dans le pays pareil man xaw ma sax yeneen responsable yi ngay wax mais man li ñuy accuser nit ñi xaw ma ko rumeur rek la manipulation intoxication ak surtout absence de projet sérieux. Il n'y a pas de projet sérieux de la part de cette opposition qui soit à la hauteur du plan Sénégal émergent. Parce que plan Sénégal émergent, par contre, du waxu kese ay chiffres la vision la analyse de contexte la ak prospective bu leer boo xam ne danaan tey fii lañ toll suñu demee fii ak 2017 fii la ñuy toll suñu jógee 2017 jëm 2024 fii la ñu war a toll lii moo war a tax d'ici 2035 réew mi dina soppi. Et dans la première phase du plan Sénégal émergent on peut être satisfait parce que le Sénégal est plébiscité pour le meilleur taux de croissance de la région subsaharienne. En plus, les infrastructures commencent à sortir de terre comme des champignons un peu partout à travers le territoire. Pas simplement sur la corniche de Dakar, mais ci biir réew mi yëpp. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir réew mi nekk Casamance, nekk dans le Sine Saloum, nekk dans le Kédougou, dans le Tambacounda et dans le Grand Nord, partout ku ci nekk. fa nga toog yëg nga loxoy yéene Macky Sall ngir soppi koom-koomu réew mi ci diggante 2012 ak léegi voilà ñun fu ñu polémique fan lañ ko bëgg a indi waaye pas toog rek tëb ne Pape Mahawa Diouf sàcc na temps parce que daf la neex parce que simplement xam nga ne soo ko tegee tuuma mënu la porter plainte su la toppee plainte day mel ni acharnement mais si tu as des preuves ci li ngay wax da nga koy génnee teg ko nit ñi xam ne lii mooy preuve li ngay wax loolu mooy un discours responsable ci koo xam ne mat nga kilifa mat nga li ngay wootee ne da nga bëgg a jiite Sénégal. sëñ Mahawa Diouf Leral.net mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen invitation. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.